bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa nabiyyina mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an qutbil arifin wa imam as-siddiqin mawlana abil abbas ahmad ibn muhammad at-tijani wa khulafa'ihil muhtadin wa ahli tariqati al-faa'izin ar-raabihin amma ba'du ginnaaw bi ñu sante yàlla jul centam bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu ngi woon ba tey ci al-kunûz al-ashara ci xayaatul kawni maanaam ci ñaareelu kanz bi al-kanz al-thani ci xayaatul kawni ci suñu jotaay bi weesu gisoon nañ ci wàllu xilaafa yi nga xamante ne moom la borom subhaanahu wa taala di defal maanaam di joxe et que doomu aadama moom mooy xalifa bu mag bi te kon ki nga xamante ne moom mooy xalifa bu mag be mag ci kaw suuf te moom mooy bërëbu xoolu borom subhaanahu wa taala te secret yi yëpp maanaam ci moom la ko borom subhaanahu wa ta'ala concentré et que ñeneen ñi ci des ci moom la ñuy tëbboo moom la ñuy jëlee et que lépp luy dox maanaam day mel ni ci adduna bi comme li nga xamante ne noonu la ruux mel ci jëmmi yaram moom noonu lay nekkee ci univers bi kooku moom la ñuy wax qutb am na nag ñoo xamante ne qutbu moo nañ koy wax qutbu zaman dañ koy wax xawsu dañ koy wax al fardul jami' dañ koy wax qutbul aqtab mais sauf que benn bu ci nekk li tax ñu ko koy tuddee du benn léeg-léeg sax am ñu koy wax al insanul kamil mooy nit ku mat ki ngir ne dafay am benn xeetu xisb bu mag xisb pour bañ a wax esma mooy ñoom infaillibilité indéfectibilité mooy ak ñoom mooy esma mais comme niñ ko gisee woon loolu pour bañ koo wax loolu dañuy wax xisbu ak wattu ngir ne yeneen ci alayhi salaam ci wàllu ngir terminologie jargon technique ñu bañ a utiliser même baat bi ñuy jëfandikoo bu ñuy wax yeneen ci alayhi salaam kon moom loolu lay amee day am ak ñoom maanaam day am ak aar kaaraange boo xam ne borom subhaanahu wa ta'aala da koy aar ci ay bàkkaar en tout cas ci depuis que mu nekk ci xutbaaniya gi maanaam xutbaaniya moom mooy martaba bi muy nekk maqaama bi muy taxawee moom la ñuy wax xutbaaniya et que moom mu nekk xutbu kon xilaafa googu mooy al xilaafatul uzma xilaafa gu màgg gi loolu nag borom subhaanahu wa ta'aala daf koy defal dafa am ñoo xamante ne daf leen koy defal ba pare feeñalal leen ñu di ko doxal ci anam goo xamante ne ñaare du réer kenn comme ku mel ni Cheikh Abdul Qadir al-Jilani radiyallahu anhu ni ñu ko gisee woon su ko neexee mu nekk koo xamante ne tasarrufaat yi da koy bàyyi maanaam soppandiku bi ci biir jaam yi pouvoir boobu nga xam ne moom lay am di exécuter ay décisions di ko administrer pouvoir d'administration boobu nga xam ne moom lay def ci biir jaam yi da koy bàyyi du ko nëbb da koy nëbb comme Abu Sa'id ash-Shibli radiyallahu anhu sauf que daf ci am ñoo xamante ne borom subhaanahu wa ta'aala joxu leen foi bi ne leen def leen wala bañ leen a def ñoom da leen a def loo te dañ ko war a def ku mel ne Seydina Daawud alayhi salaam par exemple moom ak ku mel ne Seydina Usmaan radiyallahu anhu ba xamante ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ne ko bu mu dindi mukk bu mu simmi mukk mbubbum xilaafa gi ci doxam mbete ñu boom ko radiyallahu anhu kon ci suñu jotaay bi weesu gisoon nañu melokaanu xutbu boobu naka lay mel ak lan moom mooy ay caractéristiques am loolu nag dañ ko wax mais tegtalewul ne maanaam nit ñi dañuy def léegi suñu di scruter di mën a xàmmee di observer di inspecter naan kon ndax diw xutbu la wala diw du xutbu maanaam lu tax parce que loolu soo ko defee itam du tax nga xam ko
ndax wali yu mag yi di jege yàlla yi ñu dëgg sax maanaam ñooñu sax dañoo am problème pour xam kan mooy xutbu seen jamono te information yi ñuy faral di wax yi diw mooy xutbu kii naan diw mooy xutbu kii naan diw mooy xutbu yooyu yëpp ñaare du tegul ci lu leer maanaam day tegu rek ci ay njort yu rafet ak yu mel noonu mais du tegu ci loo xamante ne lu wóor la ak lu leer la ndax jëmmi xutbu bi borom subhaanahu wa ta'aala da koy faral di nëbb maanaam da koy nëbb goo xamante ne waxuma la maas gi waaye xatta aarif billah yu mag yi sax dañuy am problème mën koo xam ba ci biir waa ahlu diwaan maanaam ñi nga xamante ne ñoom lay jiite ci assemblée bu mag bi nga xam ne mooy assemblée awliya yi mooy collège bi bu mag bi même ñooñu dañuy am problème mu xam dëgg-dëgg kan mooy xutbu bi ci seen biir loolu moom moo tax di wër kan mooy xutbu ak di maanaam ni naan boo sikaree nangam da ngay xam ko yooyu yëpp bariwul njariñ te ñaare du jur dara en général du jur dara parce que du tax nga xam dëgg-dëgg kan mooy xutbu bi parce que moom borom subhaanahu wa ta'aala dafa nëbb ay mbirum maanaam dafa nëbb tamit jëmmam mu nekk loo xamante ne ci dayo laqatu la ne loolu moom moo tax ki ko doonul xam ki ko doonul moo gën a yomb xam ki ko doon maanaam mooy xam ne kii moom du xutbu moom loolu moo gën a yomb que nga ne kii mooy xutbu bi waaw loolu lañ ci jublu léegi imam Salahuddin At-Tidjânî alayhi ridwaanu rabbaani ne fa kullu man képp koo xamante ne iqtarana lëkkaloo na bi taxakkumi yi ci acte woom amrun ak ndigal boo xam ne ilaahi ko ñu buur yàlla la subhaanahu wa ta'ala wajaba dana war alayhi ci moom ak zuhuur ak feeñal bi ci moom kon képp koo xamante ne kon borom subhaanahu wa ta'ala dafa waral ci sa kaw ne da nga war a feeñal le fait que nga nekk xalifa yàlla ci kaw suuf wala nga bokk ci yenn ci martabay xilaafa yi boobaa nga am yenn ci martabay xilaafa yi bu boobaa faaw da nga kaa war a ak feeñal ko day daal di nekk loo xam ne et que maanaam day war ci yow su fekkente ne borom subhaanahu wa ta'aala dafa waral ci yow ne da ngaa war a feeñal acte bi maanaam da nga kaa war a feeñal ba noppi ngay jëfe li nga xamante ne moom mooy li ci war loolu moom moo tax mu am yenn jamono yoo xamante ne xutbu bi dañ koy xam et que day fës mais loolu lu raar la d'ailleurs xaqiqatan daanaka jullit ñi musuñoo juboo ci ne diw mooy xutbu bi léegi nag man waxuma la sax nag li nga xamante ne moom ñun wolof yi moom la ñuy faral di jàppee ni diw mooy xutbu kii mooy xutbu diw xutbu la woon kii xutbu la ku nekk ñu ne xutbu la ku nekk ñu ne mooy xutbu bi nga xamante ne ci benn dëkk boo xamante ne 8 millions d'habitants lañ doon def jamono ji ñuy wax te buñ ko élargiroon ba suñ jamono ji 16 millions d'habitants et que à chaque fois xutbu bi ci ñun lay génnee et que à chaque fois am nañu téeméeri xutbu suñu biir bon loolu sérieuxul te ku xellu du ko bàyyi xel ku xellu du bàyyi xel xeetu wax xeetu mbir moom kon mais ñi nga xamante ne borom subhaanahu wa ta'aala namm na ci ñoom maanaam ñu yéeg ci martaba boobu ci maqaama boobu martaba xutbaaniya ñoom léeg-léeg mu am ci ñoo xamante ne borom subhaanahu wa ta'aala dafay feeñal ci ñoom acte bi nga xamante ne moom la ñuy def maanaam ak occupation bi maanaam bi nga xam ne moom la ñuy occuper martaba bi ci seen ay doxalin ci biti sinon su dul loolu li ëpp ci ñi nga xam ne ñoom ñooy occuper place boobu ñaare dañ koy noppi waale ba pare dañuy am ay kiiraay yu ñuy teg seen kanam yu bari yoo xamante ne dana tax ba képp koo xamante ne dëgguwuloo wala dafa am yu bari yu la manqué ci sa dëggu sa sincérité da nga leen di dand maanaam doo leen bàyyi xel ce qui fait que ni mën nga nekk ak ñoom xataa sax nga dëkk ak ñoom ay at wala sax ay décennies yoo xamante ne doo soupçonné ne sax que ni moom bokk na ci waa diwaanu saalihiin waxuma la ngay soupçonné ne que ni moom ci jëmmi boppam moom mooy xutbu bi kon
moom noonu lay def waaye wala yazaalu te du dañ mu ay yëdal di nekk koo xamante ne dañ koy jàppale bu borom subhaanahu wa ta'aala ne xalifa bi soppandikul ci jaam yi defal mbir yi maanaam te wala boog feeñalal sa martaba ak sa maqaama mu am ci ndigal loolu wala boog mu lëkkale xilaafa gi ak li nga xam ne moom lay maanaam taxakkum gi nga xam ne moom lay am ci mbiru jaam yi maanaam mooy di àtte di wax di mën di teg ay àtte ci mbir yi loolu képp koo xamante ne am na ko kooku day daal di nekk day bokk ci day mën a bokk ci maanaam kooku borom subhaanahu wa ta'aala ko defalee ba pare daf koy jàppale maanaam day nekk koo xam ne daf koy jàppale léegi nag taxakkum googu moom mooy jox ko àtte yi mu war a mën a gérer maanaam mu war a mën a feeñal doole googu day am ci ay fànn yu bari am na ñoo xamante ne ni ñuy feeñalee mbir mi du bokk ak ñeneen ñi ni ñu koy feeñale ñenn ñi dañ koy feeñalee par exemple ci borom subhaanahu wa ta'aala jox leen pouvoir temporel en même temps ñenn ñi daf koy feeñalee ci par exemple ñu bari ay kéemtaan yu ñuy def ay miracle yu ñuy def ay karama yu ñuy def ci ñenn ñi daf koy feeñalee ci ñu am maanaam mu jox leen par exemple mission ci ñu war a doxal ci wàllu diine gi ci ak ci wàllu adduna ay mbir yu bari yu ñu war a taxawal ñenn ñi daf leen di def ay chef d'état par exemple mën nañ nekk chef d'état en fait xutbu bi mën na nekk président de la république ba pare di taxawu jullit ñi di wax ci turu jullit ñi ku attaqué jullit ñi ñoom ñu jóg taxaw wax mais sauf que yow mënoo imaginer ni président de la république bii nii est-ce que mën na nekk xutbu tey suñu waxee ne à titre indicatif wala exemple suñu la waxoon ne la xutbu jamono ji ñu nekk ab président de la république la maanaam day nekk loo xamante ne ci boppu nit ñi mën na nekk parce que dañ naan nan la mën a occuper wu poste bu mel noonu ba pare nekk ne en réalité moom mooy xutbu jamono mais soo fekkente ne borom subhaanahu wa ta'aala daf ko def loolu daf koy def tam mu nekk koo xamante ne day taxawal diine l'islam day taxawal symbole l'islam yi day taxawal maanaam day nekk koo xamante ne noonu l'islam yi duñ ko mënal dara duñ mën a yàq li nga xamante ne moom mooy liggéey bi mu war a liggéey ci l'islam ci réew mi nga xam ne moom la jiite waaye tamit ci adduna bi ñun projet yi muy taxawal pour l'islam jëm kanam yéeféer duñ ko mën a taxawal effectivement mën na nekk ne moom mooy xutbu jamono ji loolu mën na ne maanaam juste exemple laa joxe pour wax la ne la que loolu mën na nekk bu kenn jàpp ne loolu dafa sori déedéet loolu soriwul de loolu lu mën a nekk la mais sauf que day làppatoo mbubbu costume yi muy sol mbubbu état bi muy jiite toppatoo gi muy toppatoo économie wu réewum nga gis borom bi di ci def sutura bu yéeme ak yeneen ñu mën a jàpp ne non en réalité kii bon xut bi ñun dañ doon foog ne day nekk ci jàkk di foo ko fekk yor kurusam wala muy wét maanaam nit ñi image boobu la ñuy am alors que déedéet day mbubbu jamono ju nekk xutbu bi day sol mbubbu jamono ju mel noonu maanaam jaxasoo ak jamono ji kon loolu dañ ko wax pour jox la idée rek ci ne xutbu naka la war a mën a mel xutbu naka la war a mën a mel te pour wax tamit ni mu war a jafee xàmmee maanaam ni mu xamante ne noonu la ay yenn doxalinam ak ni muy mel noonu la nag koo xamante ne ku jafee xàmmee la mais su fekkente ne borom sansa daf ko boole ba pare defal ko lii day daal di mën a nekk koo xamante ne day boole mandarga yi yëpp en même temps maanaam day daal di nekk koo xamante ne kon borom da koy jàppale mën na nekk tamit ne bu ko borom sansa jàppalee maanaam daf koy def mu nekk koo xamante ne day nekk mu jaddit en même temps c'est-à-dire que koo xamante ne day yeesal diine ji di jàngale diine ji di jàngale fànn diine ji di ko leeral di ci taalif wala en tout cas di ko tasaare borom subhanahu wa ta'ala tasaare diine ji ak compréhension yi mat a am ci mbir mi ci anam
goo xamante ne kenn maanaam jamono moom ñëpp li nga xam ne moom mooy dégg-dégg yi nga xam ne moom lañ wala compréhension yu baaxul yi nit ñi naroon a am parce que jamono ji dafa bari ay mbir yoo xamante ne dafa bouleversé wu maanaam ay bouleversement yu bari dafa am ci jamono ji moom moo tax moom xutbu bi borom subhaanahu wa ta'aala feeñal ko en même temps mu nekk di doxalee noonu ci anam goo xamante ne kon day daal di yeesalaat diini ji nit ñi amaat ci compréhension yu bees delluwaat ci borom subhaanahu wa ta'aala loolu yokk leen ak ragal yàlla ak borom xam-xam yi jariñoo bu baax a baax ci am njàngaleem ak ci xam-xamam loolu yëpp mën na nekk maanaam moo tax ay façon rek mais comme que comme niñ ko gisee woon ci jotaay bi weesu xutbu dafa nekk koo xamante ne comme ndox la mel voilà ndox la mel comme ni ko gars yi di waxe incolore inodore et sans saveur ba pare day adapté wu ci lan ci kii bu nekk récipient boo ko def maanaam récipient bi mu ne rek day adapté wu maanaam adduna bi mu nekk mooy récipient bi day adapté wu kon loolu lu mat a bàyyi xel ci mbiru xutbaaniya moo tax mbiru xutbaaniya aussi bien côté baatinam que côté zaahiram dafa yéeme maanaam dafa nekk loo xam ne dafa tumranke waaye nag waman képp koo xam ne lam yaxtarin lëkkaloowul bi ci moom amrul ilaahi ndigal goo xam ne amrul ndigal goo xam ne ilaahi ko du buur yàlla la subhaanahu wa ta'ala ne benn commandement divin moom moo ne ko léegi yow il faut que nga feeñal rôle bi ngay jouer ci adduna bi foog nga feeñal ko te mu mën a am ci ay volets yu bari comme niñ ko gisee léegi te jamono du nekk ak bañ soxla lay génne maanaam loolu aspect bu am solo la am na jamono yoo xamante ne peut-être que xutbu bi du soxla nekk président de la république soxlawu ko donc moom peut-être que nit ñi liñ soxla moom mooy compréhension yu am solo yi ci diine ji bu ko defee moom positionné en tant que jàngalekat en tant que taalifkatu téere di leen leeralal loolu léeg-léeg mu nekk koo xamante ne jamono joo xamante ne nit ñi xeexkat la ñuy soxla maanaam koo xamante ne chef de guerre lay doon boobaa xutbu bi positionné wu daa di mel noonu léeg-léeg yeneen jamono ji ñu soxla koo xam ne dëgg-dëgg président de la république avec toute une diplomatie derrière ak yeneen mu daal di positionné wu nekk loolu ainsi de suite bu fekkente ne dañ ko jox digal ci mu feeñal loolu moom moo tax ay aspects yu wuute la maanaam il faut ñu bàyyi ko xel léegi nag bu fekkente ne nag commandement divin bi amul maanaam kenn jox ko benn borom subhaanahu wa ta'aala jox ko ndigal ne ko il faut nga feeñal ce rôle et que mu bañ a nekk rek loo xam ne day baax ne mais mu zaahiri aussi bu fekkente ne dañ ko tànnal loolu bu boobaa dañ ko tànnaloo ne ko joxuñu la benn ndigal ci loolu insha su ko neexee zahara bi mu feeñal ko su ko neexee mu choisir ne damay jël ay responsabilités yoo xamante ne day zahiri day feeñ bu ko defee selon jamono ji mu nekk selon place yi muy nekk selon et cetera mu feeñee loolu su ko neexee waaye insha su ko soobee xam la mu yelfar bu feeñ day nëbbatu carrément di dund ko ñëpp voilà xëy dem di garder ci di garder nu mu tudd di taxaw buntu Auchan di garder voilà wala buntu Lidl waaw moom loolu lay def wala mu nekk yanukatu mbalit yeeg yooyu noonu voilà mu jeex wala muy xëy dégg nga dem ci bureau taal ordinateur am di liggéey voilà wala mu nekk commerçant wala mu nekk leneen ak leneen wala muy dawalkat taxi mais fondre ci masse bi carrément kenn du ko gis kenn du ko xam kenn du ko yëg voilà su ko neexee mu doxale noonu mu ne nag wa tarku zuhuri te lii moom moo tax ñu ëpp ci xutbu yi duñ leen xam te duñu feeñee noonu aussi duñu feeñal dara mu ne wa tarku zuhuri bu boobaa ñàkk maanaam bàyyi feeñal gi awlaa moo gën a yëy voilà kon loolu lu mat a bàyyi xel la
mu ne fattal xaqu moo tax dana jotee dana dabe al awliya farandooy buur yàlla subhaanahu wa ta'ala mooy wàllu yi dinañu dafa ci al anbiya yeneen ci yàlla sallam bil xilaafa ci xilaafa gi xaasatan kese wala yalhaquhum qawluhum waaye duñu leen dabe rek maanaam duñu bokk ak ñoom alxaqa mooy dañ leen di maanaam rejoindre voilà loolu lay teg mooy dañ leen di dabe maanaam dañ leen di rejoindre kon dañ leen di rejoindre ci lan ci le fait que ñu mën a nekk ay xalifa loolu moom wàllu yu mën nañ ko ne waaye duñu leen rejoindre fi risaala ci risaala gi le fait que ñu nekk ay yenent yoo xamante ne dañ leen di yabal ñu am risaala boo xamante ne moom la ñu war a joxe wan nubuwa ak le fait que ñu mën a nekk yenent alayhi salaatu wassalaam te nubuwa ji ñu wax mooy nubuwatu tashri' mooy le fait que nit ki mën a nekk yenent boo xamante ne day indaale sharia wala day yor sharia di ko leeral di ko génne di maanaam di ko feeña loolu moom fa inna baabaha ndax buntu nekk yenent bu ñu yabal wala boog yenent boo xamante ne day toog di dundal sharia ñaar yi moom masduurun dañ ko tëj loolu dañ ko tëj am na nag lu ñuy wax nubuwatul amma yaakaar naa mos nañ cee wax mooy yenent koo xamante ne dafa matale maanaam mooy ne dafa am moo tax nubuwatu tashri' moom dañ koo tëj mooy nekk bi yenent comme niñ naan yent yàlla Muusaa yenent la alayhi salaam yent yàlla Ismaayil yenent la alayhi salaam loolu moom mënta ne voilà loolu moom mënta ne ginnaaw yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo mujj moom Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo mujj feeñ ci yenent yooyu mais léeg-léeg bon awliya yi léeg-léeg bon ci seen jargon dafa am beneen bu ñu tuddee nubuwa amma et que ku mel ne Seydina Xadir alayhi salaam boobu la amee woon mais que moo tax Seydina Xadir alayhi salaam bu ñu la waxee ne la yenent la nabiyu la loolu lañ ci jublu bu ñu la waxee ne la waliyu la li muy tekki mooy amul nubuwat tashri' maanaam du yenent bu indaale ak sharia wala bu yor ak sharia mais am na ay xeeti xam-xam yoo xamante ne yu leen borom subhaanahu wa ta'ala jagleel ñuy al ulumul muhammadiyya muy xam-xam yi nga xam ne ko du yenent yàlla Muhammad la sallallahu alayhi wa sallam yoo xamante ne ay xam-xam yoo xamante ne la léeg-léeg ñoom dinañ ko am te yenn yenent yi duñ ko am loolu moom moo tax ñoom côté boobu ñu tuddee ko nubuwa tamit parce que moo tax Seydina Xadir alayhi salaam amoon yenn xam-xam yoo xam ne dañ ko jagleel te yenent yàlla Muusaa alayhi salaam yorul woon xam-xam yooyu parce que boobu xeetu maanaam lu garaaw la nag maanaam li ñuy wax ni parce que ñu bari en fait wax ji mën na sax nuru scandale en fait lu tax parce que nekk bu yenent munoo muusa ko waane ba kudulub yenent daf la wala jege la maanaam kudulub yenent bopp mënta muusa ko waane plutôt ba raw ab yenent loolu mënta ne Seydina Xadir alayhi salaam ak lu muy màgg rawul yent yàlla Muusaa alayhi salaam donte jàngal na ko ay mbir donte ànd nañu pour yent yàlla Muusaa alayhi salaam benn partie ci loo xamante ne dafa aju ci xam-xamu Seydina Xadir alayhi salaam moom la am maanaam moom la bëggoon a découvrir moom la bëggoon am ci accès xam ko moo tax mu ne ko hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda est-ce que di nga ma jàpp di nga ma est-ce que am na kattan am na possibilité ma topp la su ko defee nga jàngal ma ci li la borom bi subhaanahu wa ta'ala xamal mais loolu mais daf ne ko innaka lan tastati'a ma'iya sabra yow doo mën a ànd ak man muñ te moom Sayyidina Xadir alayhi salaam du woon ak yeneen pourtant maanaam du yenent ci sens nubuwwa tashri' maanaam yenent bi nga xamante ne dafay indaale sharia mais ci nubuwwa gi nga xam ne mooy nubuwwa amma gi moom am na niveau boobu loolu moom moo tax tamit ñenn ñi di wax ne sayyidatuna Maryama alayhi salaam kenn yenent la en réalité yenent bu jigéen amul
mais niveau bi nga xamante ne moom la amee muy nubuwa amma googu am na ko ñoom ñi amee nubuwa amma googu dañoo amee fardaaniya maanaam mooy ak xeetu càppaacoli mooy singleton dañuy nekk singleton mooy ñoo xamante ne benn exemple la ñuy nekk ci seen benn rek lañ benn exemple lañ voilà loolu mooy singleton voilà yaakaar naa ñu yëngatu ci mat xam nañ loolu maanaam kenn ngay doon ci langage souvent populaire bi dañ koy wax singulier en réalité nit ki bu yeggee ci maanaam mooy fard mooy nekk fardaane mais sauf que fardul mutlaq kooku singleton la parce que nekk singulier ak nekk singleton du benn fardul mutlaq kooku singleton lay doon maanaam day nekk kenn kese ku càppaaculi koo xam te ne ku mel ne moom mësta am te dootul amati moo tax ku ne yàlla may na ma lu musul may kenn te du ko may keneen c'est parce que singleton la parce que su tekkiwul comme ni ko ñenn ñi di wax parce que loolu wax jooju du amati sens bu fekkente ne nit yàlla bi dana illa yaqaadallahu ma lam yakun wala yakunu abadan li mumkin yàlla tàggatal na ma may na ma loo xamante ne may musul am te dootul amati maanaam dootul amati laa yakunu abadan dootul amati ba faw li mumkin ñeel ku possible mu mën koo may dara wala ci lu possible rek mu mën a nekk dootul amati mais bu fekkoon ne wax jooju li muy tekki rek mooy comme man ni ma nekkee ku singulier yow nga nekk ku singulier parce que yow kenn nga yàlla par exemple buuxu ndox bi nga naan sànq yow rek yaa ko naan yow yàlla yow rek la ko defal et que kon deful musu ko defal keneen te du ko defal ak keneen bu doon loolu rek la ci jublu xaqiqatan wax ji du am sens wax ji du am njariñ du am benn sens parce que loolu mooy comme nag mooy maanaam loolu bu boobaa yéeféer bi sax mën na ko wax parce que yàlla defal na ko lu mus a defal kenn te du ko defal ak keneen mais fii li ñuy wax mooy ci wàllu yàlla maanaam ci wàllu évolution spirituelle ci wàllu spiritualité ci wàllu loolu la ñuy wax te loolu moom lay wax te loolu effectivement kenn ku ci nekk am na part boobu ci moom mais bu am nitu yàlla demee ba di ko wax di ko sant yàlla c'est parce que lu particulier la maanaam voilà lu exceptionnel la ku mel ni par exemple Seydina Xadir alayhi salaam moom loolu la moom vraiment singleton la fardu mutlaq mooy koo xamante ne dafa càppaaculi la boo xamante ne mais ci lu ñu doyee de manière absolue càppaaculi la loolu moom moo tax Seydina Muusaa alayhi salaam ànd ak ne moom yenent la mu soxla quand même dem ci moom mu am lu mu ko mu am lu mu jàngee ci moom ndax càppaaculi gi mu nekk càppaaculi mais ci anam gu ñu jooyal maanaam du xeetu càppaaculi yëpp déedéet ci anam gu ñu jooyal kon loolu moom maanaam loolu la ñuy wax te aspect la boo xamante ne moo tax ku mel noonu d'ailleurs kenn mënta xëccoog moom kenn mënta rawanteeg moom d'ailleurs moo tax Seydina Omar radiyallahu anhu waxoon ne comme que Seydina Aboubacar xam nga moo tax Seydina Aboubacar xoolal yeneen bi saa sam day ñëw laajte yu baax yu ne mu laaj ko ne kan moo ko def tey Seydina Aboubacar radiyallahu anhu ne man maanaam mu dajale lépp def ko moom kese te Seydina Omar radiyallahu anhu ñëw ne tey dinaa jiitu Seydina Aboubacar radiyallahu anhu ci lu baax dem jël genn wàllu alalam yëpp indi yeneen bi saa sam bi mu ñëwee fekk Seydina Aboubacar radiyallahu anhu indi alalam yëpp bàyyiwul dara te yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dafa koo nangul moom te nangulu ko keneen daal Seydina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu bu bëgg indi alalam yëpp indi ko jox ko bañ a bàyyi dara kër gi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dafa bañ ne ko déedéet te pourtant Seydina Aboubacar radiyallahu anhu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dafa ko nangul c'est parce que dafa am càppaaculi googu maanaam dafa am moo tax gis nga dafa am mbir yoo xamante ne c'est vrai que neexut a xam déjà
mais même boo ko xamee même de comprendre mais nag ay réalité la ay xaqiqa la yu am et que il faut que quand même ku ci wax tamit mu exprimer ko ci anam goo xamante ne dina xaw a leer tuuti quand même wala boog mu jox ci exemple ainsi de suite parce que comme par exemple ku léeg-léeg am na wàllu yoo xamante ne xam nañ ko comprendre nañ aspect bi mais effectivement lii am na mais mënuñu ko expliquer parce que suñ ciy wax dañuy waxaale ay toj-toj maanaam buñ ciy wax rek dañuy waxaale ay toj-toj ay njuumte en réalité affaire bi lii la mooy moo tax nubuwa googu nubuwa am la maanaam bokkul ak nubuwa tashri' ñaar yi duñu benn kon wàllu yi moo tax ñooñu noonu ay afraad lañ mais yemuñu ci fardaaniya gi bi nga xamante ne kooku mais samadaaniya la ñu ne loolu du benn nag fardaaniya ak samadaaniya ñaar yi duñu benn Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu al-aarif samadaani par exemple al-qutb ar-rabbaani wal-aarif samadaani voilà qutb bi nga xam ne ko def borom bi la rabb rabbaani mais nag ndax rabbaani martaba la nekk rabbaani mais aarif boo xam ne samadaani la ko def fat samadaani la am ak ubbi goo xamante ne ko def samadaani la loolu moom mooy nekk koo xam ne fardul mutlaq nga maanaam mooy nga nekk samadaani nag il faut que nga vraiment nga absolu nga jeex ci géeju Taaha sallallahu alayhi wa sallam ku jeexul ci géeju ak ci jëmmi Taaha sallallahu alayhi wa sallam incarné ko donc ci côté bi mu nekkee muhammadiyya maanaam muhammadiyya gi sallallahu alayhi wa sallam ak côté bi mu nekkee ahmadiyya gi ahmadiyya bi il faut que nga jeex ci loolu moo tax ngay mën a nekk samadaani voilà nga nekk un samadien comme niñ koy mën a traduire un samadien voilà samadaani donc aspect la boo xamante ne il faut que ñu comprendre que ni existe na et que kooku ku dugg ci xaal boobu nag en réalité xutbu bi sax dëgg-dëgg moom bu dul samadaani comme yow xutbu bi du la mën a du la xam du la maîtriser du la comprendre du la gis du la dégg mën na xam nag sa existence mais fa la yem ak yow parce que du am benn autorité aussi ci sa kaw maanaam gis nga xilaafa gi ñuy wax xutbaane gi ñuy wax li muy fort gis nga aspect boobu am na ci bon donc ci biir afraad yi singulier yi sànq léegi ni ñu ngi doon wax affaire singleton maanaam nekk koo xam ne càppaaculi bu maanaam vraiment bu exceptionnel la moo tax ku nekk ci niveau boobu day mën a wax ne par exemple que sama tànk teg naa ko ci doq wali wi day mën a wax ne comme Cheikh Abdul Qadir Jilani radiyallahu anhu ku day mën a wax ne xoolal day mën a wax ne sama nit ñi dañuy ne man xutbu laa mais en réalité man sama kaas bi ma naan ba defal xutbu yi ci loolu lañu ñëw di tàqamtiku di siitaatu man bi et que xutbu yi en réalité samay taalibe lañ voilà ku mel noonu day mën a wax ne bant bi yéen ci yàlla Muusaa alayhi salaam yoroon benn car la ci sama garab kooku day mën a wax ne kaaba gi du man maay dem di ko wëri ji mais kaaba gi mooy ñëw wër sama di ma wër moo tax toog ak ku mel noonu moo gën dem kaaba ga def fa junni at
toog ak kooku benn jotaay moo gën dem Makka dem ca Kaaba la tawaaf ko junni ak nga nekk ca Kaaba la parce que kooku noonu Kaaba gi ci boppam moo koy tawaaf du moom mooy dem di tawaaf ci Kaaba gi ku mel noonu day wax ne yàlla de dafa jël ruuxu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam def ko sama jëmm ak yeneen yu exceptionnel yu yéeme yoo xamante ne ku mel noonu day mën a wax ne goju jaam yëpp yàlla jël na seen buum yi bi leen téye seen goj seen gouvernail seen bu ñu dawal li ñuy def kii bi baar volant bi seen volant yëpp jaam yi ñëpp yàlla jël na ko dajale ko ko sama loxo mu nekk ay wax yoo xamante ne day rëy torop ci ki nga xamante ne moom moo koy dégg ba nga xamante ne ñu mel noonu suñ demee ba wax yu mel noonu seen taalibe yi bu fekkente ne amuñu compréhension bi war ci mbir mi dañu mujj saalit te mën nañu dugg ci xeeti bokkaale yu dul jeex te loolu rek lañ ko yóbbee voilà ñooñu nag nit ki bu yeggee ci niveau boobu ko xutbu bi du nekk kilifaam déedéet au contraire xutbu bi taalibeem la moom au contraire moom moo koy investir loolu moom moo tax yaakaar naa suñu jotaay bi weesu jeexale war nañ ko mais am na ñoo xamante ne en réalité xutbu bi moom moo gën a mat nii ci nit ñi moo leen gën a mat moom moo yor xilaafa gi responsabilité bu mag bi moo ko yor sauf que ñooñu am na ci xulafaaw yi d'ailleurs dañ ciy profité wax ci xalifa yi maanaam ak seen niveau ak nan lañ mel tey buñ jëlee lu mel ne tariqa Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu anhu dafa am ñoo xam ne ay muqaddam lañ muqaddam mooy koo xamante ne bon déjà dañ tàmbalee ci suuf dafa am taalibe yi ñoom tam ay niveau lañ am na ki nga xamante ne dafa sopp Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu moom soppe Cheikh Ahmed Tidiane la radiyallahu anhu dañ koy boole ci Tidiane bëgg na Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu bëgg na ay taalibeem may na leen jàmm kooku am na ay garantie yu ko borom subhaanahu wa ta'ala defal ci làmmiñu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam muy wax ko Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu loolu am na muy fukki ak ñeent yi mu am ñi nga xamante ne te kooku tamit du dee te nekkul waliyu kooku moom mooy soppe bi mu am ki nga xamante ne dafa jël wird bi kooku moom la ñu al axir moom dafa jël wird bi mu ko jëlee saa mu tàmbalee wird mooy moment bi mu ko jëlee léegi la ko jël mësta wird mësta def dara ci yi nga xam ne ñooy obligation tariqa bi et que à partir de ce moment-là martaba junni waliyu la ak yeneen i ngëneel yoo xamante ne am na ko maanaam mooy nen moom la ñuy tuddee nen al bayda nga xamante ne moom daanaka jotutu juddu sax parce que nen nekkagul sax tuut ba pare am martabay junni waliyu waliyu kamal mu mat sëkk te yàlla junni ci ñoom lay tolloo te defagul dara mais mu am ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi sóobu soit maanaam ñi nga xamante ne soit dañuy sóobu wala dañ leen di jël
maanaam mooy saalik wala majzub ki nga xam ne day soobu wala boog ñu bijj ko ñu xëcc ko kooku tamit dafa am maanaam day nekk ci tarixa bi day pratiquer wird bi normalement day respecter charte yi mais day nekk koo xamante ne aussi dafa am mentalité bu muy doxalee day doxalee ci al shukr wal mahabba mbëggeel ak cofeel gis nga téere bii ñuy ne al kunuz al ashara bii ñu nekk nii lutte pour jàppale nit ki pour mu incarner loolu la mais ci anam gi mu gën a mate yi ñu ciy waxtaan yëpp loolu la en réalité parce que dafa am ay maarif maanaam ay réalité seigneuriale ay en tout cas ay connaissances gnostique yoo xamante ne daf ko war a acquérir daf ko war a comprendre daf ko war a maîtriser daf ko war a xam te loolu moo koy permettre évolution spirituelle maanaam ak naawam jëm ci xadara yàlla bi maanaam ci biir xadara yàlla bi déjà naawam gi nekk loo xamante ne maanaam mooy évolution spirituelle am ci mboolem xadara yàlla maanaam xadaraat yi mooy sphère spirituelle yi day nekk loo xamante ne dafay fulgurante c'est-à-dire que danga fiw kon yii yëpp ñuy waxtaanee depuis bi ñuy nekk ci téere bi maanaam ci loolu la ñuy jàppale loolu lay tax ñu comprendre ko te loolu la ñuy day tax ñu mën a xam mental lenn la loolu nag lenn la parce que am na le fait que voilà lépp di war a tourner autour de bëgg yàlla bëgg Yonent bi sallallahu alayhi wasallam sopp Cheikh Tidiane radiyallahu anhu mais maanaam cramponné wu ci alquran ak sunna Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ala kulli xaal ci loolu la ñuy wër-wërloo li ñuy waxtaanee ci téere bi yëpp ci loolu la ñuy wër-wërloo kooku nag moom mooy soobu nekk ci yoon bi wala ñu jazbu ko maanaam mooy dañ koy attirer te soobu gi day ànd ak jazbu day ànd ak bijj loolu ci kuy soobu ci yoonu tariqa Tijaan radiyallahu anhu loolu lay mel léegi évolution spirituelle boobu muy def day na ci biir taalibe yi dafa am ñoo xam ne dañ leen di def muqaddam maanaam mooy dañ naan leen yow kat jox nañ la ndombo tànk boo xamante ne dafay tax ngay mën a jox nit ñi wird di leen jox ndigal wird pour ñuy wird kooku nga xam ne ñoom nag ay niveau lañ muqaddam yi yëpp tolloowul niveau dafa am koo xamante ne dañ naan ko yow wirdu lazim yi rek nga mën a joxe bon ak ndigal ci salaat faatiha maanaam wirdu lazim bi mooy wirdu bi wasi maanaam al lazim mooy wirdu wasifa ak xadar ñett yi mooy lazim yow yooyu nga mën a joxe mu am ay conditions yu ñuy laaj bien sûr bon yoo xamante ne li ci ëpp yu ñu sopp rek la ci mais nag mënut a ñàkk le minimum ci yooyu mais il faut que mu xam quand même li aju ci wàllu julli woor maanaam laab ak xeet yooyu noonu loolu moom foog mu am ci xam-xam maanaam foog mu xam li ci war li ci warul nan lañ koy defee ainsi de suite lu koy yàq ak yooyu wird yi tamit ak li aju ci wird nan la ñuy wird lan moo koy yàq nan moo koy defar lan moo ci loolu tam foog mu xam mais yeneen yi des yu ñu sopp la dëgg-dëgg ba pare mais mënut a ñàkk minimum bi mu nekk ku dëggu ku sincère ku xam te dafa bëgg yàlla ak yeneen tam bi sallallahu alayhi wasallam day defar ay diggante dafa nekk ko xam ne du yàq day maanaam ak yu mel noonu maanaam mu am ay jikko yuñ ko mën a nawee daal léegi mu am ki nga xamante ne moom mooy kooku muqaddam boobu mu am ki nga xamante ne dañ naan ko yow mën ngaa joxe wérd wala fa def mais mën ngaa joxe tamit yeneen zikkar yi nga xamante ne azkar ghayru lazima la maanaam ay zikkar la mais yoo xam ne warul ci taalibe Tijaan voilà hizbul bahri hizbus sayfi asma idrisiya yaa man azhara al jamil ainsi de suite maanaam yooyu musabbahatul ashar voilà yaqutatul haqqaq salaatul ghaibiyya ainsi de suite kooku ñu ne ko mën nga joxe yooyu sauf que kii nii ba tey dañ koo tënk
soit dañ koo tënk ci ne ko maanaam mooy ñaar ñi ma jot a tudd soit dañ leen a tënk ci ne leen yow ala kulli xaalin yow benn nit rek nga mën a jox wala ala maanaam yow ce qui veut dire que boo joxee benn nit rek jeex na wala boog ñu tënk ko ci ne ko 50 personnes lañ la may wala boog ñu tënk ko ne ko yow feeg yaa ngi Paris del joxe werd mais boo jugee Paris dootoo joxee ci werd maanaam ñu tënk ko ci espace wala ñu ne ko may nañ la ngay def lii yëpp mais ba jamono sàngam yooyu yëpp ay tënk la loolu xeetu tënk yu am la mu am ñi nga xamante ne dañ leen a may loolu ba pare mais dañ leen a tënk geneen tënk ne leen sauf que yéen maanaam yéen joxe rek ngeen man mais mënoo leen a tabb nit maanaam mënoo leen a samp nit def ko muqaddam mënoo leen ko yéen ne yow mën nga yow rek muqaddam nga jeex na yow mënoo def keneen muqaddam mu am ñi nga xamante ne dañ leen a wax ne mën nga jox ku la neex nu mu la neexee yëpp mais daal mais yow mënoo jox keneen maanaam mënoo ne maanaam mën nga joxe rek mais mënoo jox mënoo wax keneen ne ko maanaam mënoo jox amoo ndigal ci jox keneen ñu bari foofu ñu def ci benn point bu ndaw léeg-léeg nga gis ku sàkku ndigal ci benn zikar daan ne man dama bëggoon ni jox nga jox ma ndigal ci zikar sàngam wala ñu woo ko ni ko kaay mu ñëw ñu jox ko benn zikar ne ko lii daa bokk ci secret tarixa bi wala ci zikar yi la bokk dee ko jëfandikoo baax na kooku ndigal rek lañ ko jox ci mu jëfandikoo ko comme ki ñu jox wird ne ko demal nga wird maanaam ki dem ci ñëw ñaan wird buñ ko joxee wird ba pare moom amul droit dem joxe di ko def il faut que ñu samp ko muxaddam maanaam jox ko ndigal ci muy joxe wird pour mu doog ko mën a joxe nanga doonu tamit buñ la joxee am mbóot miñ naan mbóot ci tarixa bi yow it amoo droit maanaam dem di ko joxee nu mu la neexee déedéet faaw nga am ndigalul joxe ko yow tamit loolu tam mooy la moo xamante ne ñu maanaam ñu bari dañ ci dañ xàmmewuñ ko dañoo foog ne luñ leen jox rek ay jox naa la sikar bi ñoom it saa yu la neexee ku ñu gis dem ne jox naa la sikar bi déedéet mbir mi demee noonu faaw buñ la joxe benn sikar yow yaa am bu dee ci ndigal gi la aju maanaam da ngay xool ndax ndigal gi joxaale nañ la ndigal yow nga mën koo joxe loolu parenthèse la woon ñu dellu si waat kon ci muqaddam yi mu nekk kon muqaddam yii yëpp ay xeeti muqaddam la yoo xam ne dañ leen a tënk maanaam muqayyad la mu am ci nga xamante ne moom mutlaq la mooy kan mooy ci nga xamante ne moom dañ kaa jox ndigal ci mu joxe wird maanaam azkaar yi plutôt laa ci dugg mooy zikaru lazima yi wari mooy wird wa sax xadar mais jox nañ ko ndigal ci mu joxe wird yi zikar yi nga xamante ne tënkuwul warul ba pare secret tariqa bi amuñu luñ ko ci tënk mën na koo joxe kooku bu boobaa mën na koo jëfandikoo mën na koo def kooku lañ naan ijaaza kooku loolu ijaaza bi ñu yor loolu moom mutlaq la moom kooku lañ naan daa am itlaq maanaam dañ koo joyal itlaq kooku mooy ijaaza mutlaq sauf que dafa am terme yoo xamante ne su ñëwul ci ijaaza bi ijaaza boobu nit ki mutlaq la am na ko dañ koy wax ijaaza xilaafa mais en réalité du xalifa dëgg-dëgg mais su fekkente ne dafa am mutlaqan maanaam mutlaqatan ammatan xaalidan saalidan maanaam expression boobu noonu bu tegaloo noonu loolu mooy wane ne maanaam bu ne mutlaqatan shaamilatan xaalidan taalidan dégg nga mutlaqatan ammatan shaamilatan xaalidan taalidan waaw nii bu tegaloo nii loolu li muy tekki mooy kii moom ba pare ñu yokk ci axzan wa i'fa'an maanaam foog ñu yokk ci loolu axzan wa i'fa'an maanaam mooy ngay jël wala nga joxe tamit loolu moom ijaaza xilaafa la loolu moom kuñ ko defal ijaaza bu mel noonu mooy ne def nañ la xalif ci tariqa sauf que ba tey xilaafa boobu
mooy amoo tënk mën ngaa joxe yëpp mën ngaa joxe xeetu wird bi mën ngaa joxe xeetu njàngale bu la neex ci tariqa bi mën ngaa joxe xeetu zikkar bu la neex ci tariqa bi mën ngaa gis zikkar bu la neex ci tariqa bi nga mën koo jëfandikoo sans nga laaj kenn ne ko jox ma ci ndigal parce que am nga ndigal li mën nga ainsi de suite yooyu yëpp mën na ne ba pare mën ngaa joxe keneen maanaam loolu nekk la yow daal amatuloo tënk ci dara maanaam kenn tënkatu la ci dara xeetu xilaafa boobu nag léeg-léeg ñu tënke ko ci masalan am nga droit def lépp jël lépp zikkar loo gis lu wéru ci Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu rek lépp lu wér te jógee ci moom rek mën ko mais nag amoo droit joxe ko fekk yow joxagoo wér par exemple fukki nit soo joxee wér de fukki nit nag buñ xësee ba mat fukki nit nag léegi am nga droit joxe lu la neex ku la neex loolu tamit léeg-léeg ñu tënk ko ci anam gu mel noonu yooyu yëpp xilaafa la c'est ijaaza xilaafa la sauf que en réalité loolu dañ ko wax ijaaza xilaafa mais en réalité itlaq la rek parce que xalifa nga ci ki la jox wér bi ci ki la jox ijaaza bi mooy yow xalifa nga te xalifa en réalité muqaddam la vrai xalifa duñ ko samp parce que kii moo ko maanaam diw kii moo naan ko yow xalifa nga déedéet xalifa tëy Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu moo koy sampal boppam loolu moom moo tax ci biir niveau yooyu mu am ay ñu wuute mu am ci biir taalibe Tidiane 24,000 personnes yoo xamante ne ñoom ñooy crème Tidiane am na 1962 dignitaires maanaam ay xalifa lañ mais sauf que te yi may wax nag bokkut ak yi ñu lay bind naan la sawaay léegi jox naa la ijaaza xilaafa léegi xalifa nga déedéet am na beneen xeetu xilaafa gi balaa ñuy ñëw sax ci spirituel yi am na beneen xeetu xilaafa bi mooy bi nga xamante ne dañ naan par exemple seen diw yi ñu ngi liggéey ci tarixa bi nekk ci kilifa xalifa la ci wala ku ci yëngu maanaam ku ci def liggéey bu mag la ci dignitaire la ci jóge na fi nañ xool rakkam wala doomam bi mag mu nekk xalifaam loolu en réalité loolu xalifa boobu administratif la c'est-à-dire que xalifa boobu li muy def rek mooy liggéey bi sama papa waa sama mag ji doon doxale liggéey boobu rek lañ bëgg a yeggale ñu xool li nga xamante ne moom lañ ci mën a toppatoo ci daara yi moom lañ mën a toppatoo ci organiser xew-xew diine yi moom lañ mën a organiser pour mën a taalif te kii yi mu tëdd muul téere yi def ko éditer ko moom la ñuy organiser jumaa yeeg jàkka yi nga xamante ne moom la tàmbali woon wala boog moom lañ bëgg élargir ci gox yi daayira yi nga xam ne moom la daan jiite daayira yooyu nan la ñuy def ba mu gën a taxaw ba mu gën a samp diine ji muy gën a am liggéeyu diine ci buntu boobu maanaam moom loolu mooy rôle loolu nag kooku pour mu organiser loolu ajuwul sax muy nekk tijaan en fait en réalité loolu du martaba du maqaama loolu noonu du maqaama spirituel déedéet loolu c'est juste administratif moo comme ñu ne recteur grande mosquée rek benn la mooy ki koy organiser fonctionnement bi tout ça di xool ndax affaire yi ñu ngi dox waaw wala déet ndax ni muy doxee baax na waaw wala déet nangam moom loolooy maqaama maanaam buñ ko tuddee maqaama sax parce que c'est juste administratif en fait ku génn àdduna rek ki mag mooy jël xilaafa bi loolu moom kër bu ne mën nañ ko organiser kër bu ne dañ koy organiser moom ay xalifa yu bari ñu leen mën a tuddee nag baax na magu kër gi baax na xalifa kër gi baax na maanaam nuñ ko mën a tuddee baax na mais daal buñ ko tuddee xalifa tamit maanaam loolu li ñu war a xam mooy papaam wala magam daa nekkoon xalifa ci tarixa bi génn na àdduna ñu ngi koy remplacer pour de manière d'ailleurs pour organiser amul beneen moyen comme que c'est administratif te ku nekk mën naa woote woone man maa ëpp ay taalibe ku ne mën naa wax ne man maa ëpp xam-xam
kii mën na ne man maa leen gën a jege yàlla mais yii yëpp problème bi moom mooy dafa subjectif benn critère moom mooy critère bu objectif moom mooy âge bi kon ki mag kooku muy jël xilaafa bi voilà ki mag ci doom yi bu doom yi jeexee sët yi ñëw ku mag ci sët yi jël ko loolu moom c'est purement administratif maanaam aajowul sax waxuma la muy nekk tijaan mais aajowul sax muy nekk jullit foofu pour mën a gérer affaire boobu parce que gis na ne rek seen maam ci lii la daan dox ci lii la nekkoon donc ñun nañ ko gérer affaire bi wala seen papa ci lii la daan dox kooku moom loolu rek la amul benn maqaama bu ci aju voilà loolu moom moo tax ñu mën a gis téeméeri xalifa ci benn dëkk wala junni xalifa ci benn réew génnewul amul problème en réalité c'est purement administratif dañ ko tuddee xalifa parce que bon mooy terme bi gaa yi xam mais mënoon nañ ko tuddee leneen mais nag loolu dàqontewul nag ak nit ki nekk xalifa maanaam ci sens boobu ba pare war a mën a nekk xalifa ci yeneen sens yi loolu mën naa nekk mais amul benn xeetu automaticité ci mbir mi léegi bu jëlee groupe 24000 tijaan yooyu mooy ne ci adduna bi ba adduna bi daj am na 24000 taalibe tijaan yoo xam ne ñoom ñooy crème bi ñoo raw ñeneen ñi ci des ñoo leen gën a dëggu ci nekk di nekk ci tarixa bi ñoo leen gën a sell ci tarixa bi ñoo leen gën a baax nit ñuy doxale tarixa bi ñoo gën a maanaam bu ñu nee tarixa bi diine ji tamit dañ koy waxaale maanaam benn la parce que tarixa bi mooy diine ji mooy maanaam tarixa bi mooy diine ji plus pratique wérde yi dégg nga léegi kon ñoom ñoo gën a dëggu ci ñoo ci gën a versé wu ñoo gën a jege yàlla ñoo gën a ragal yàlla ci biir taalibe tijaan yépp sauf que obligé wu ñoom ñëpp ñu nekk ay xalifa mais ñi ñuy wax xalifa yi en réalité mooy fursaan yi fursaan yi 1962 la ñooñu nag ñoom ñooy waa xadara bi bu ñu naan waa xadara bi en réalité ñooñu ne 1962 mooy tolloo tanazzalul malaa'ikatu war ruuhu fiihaa bi izni rabbihim min kulli amrin bon am na leneen lu muy tolloo yeneen yi ci ayatul kursi yi ak voilà mais lii ñoom ñooy fursaan yi c'est-à-dire que ñoom soo leen boolee ñoom ñoo incarné seen biir mboolem secret yi tarixa bi leer yi ci nekk tamit ñoom ñoo ko amagasiné donc ñoom ñooy séddale affaire ñoom ñoo nekk ci maanaam ce qui fait que 1962 yi ñoom ñooy kilifay tarixa bi ñoom ñooy kilifa yi sauf que kilifa googu kilifteef googu ñu yor ça veut pas dire que ni dañ naan diw kilifa la ci tarixa bi rek dignitaire la ci biti nii que ni ci ñooñu la bokk déedéet mais mooy ñi dëggu ñëpp nekk ci tarixa bi di nekk ci kilifa di ci doxal ni mu war a mel ainsi de suite te dëggu sincère nekk ci tarixa bi de manière sincère et cetera ñooñu 1962 da cee am nañ ci 1962 ñoo xam ne vraiment ñoom ñooy dignitaire ñoom ñooy xalifa yi sauf que léeg-léeg am na ci ñoom 600 ñoo xam ne dëgg nag bu ñuy wax xalifa ñoo tax ñu yor mais ci biir 600 yooyu maanaam 600 yi ay nit lañ maanaam en réalité 913 lañ yoo xam ne 600 yi ay nit lañ et que 313 yi ay jinne lañ mu tolloo baatu Seydina Ahmed Tidiane radiyallahu kon ñooñu ñoom ñooy ñooy xalifa yi nag mais sauf que ñooñu seen niveau xilaafa fi ñu ko amewuñ ko parce que ay dignitaires lañ parce que ay kilifa lañ parce que dañ leen a bindal ijaaza def leen xalifa déedéet ñooñu mën nañoo sax bañ a nekk ay muqaddam en réalité mën nañoo sax bañ a am ijaaza maanaam nekk muqaddam seen xilaafa dañ ko dafa nekk lu ñuy rôle bu ñuy jouer
ci zahir ak ci baatin ñooñu seen biir mu am benn groupe bu ndaw yoo xamante ne ñooñu la ñuy wax xulafaa u zahir yi groupe boobu nag amul nombre bu précis mën nañ bari comme mën nañ tuuti comme aussi adduna bi yëpp mën na nekk benn kese bu ci nekk maanaam adduna bi yëpp kenn rek am martaba boobu mais ñooñu seen caractéristique ak li aju ci seeni mbir ak ñeneen ñi nga xamante ne ñoom ñooy yeneen xalifa yi leen féete kaw wala bi leen féete kaw ak li aju ci seeni mbir insha allahu taala dañuy bàyyi ba jotaay bii di ñëw ñu dugg ci insha allah wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bu ñu bëggoon laajte maanaam ki nga xam ni moom mooy xutbu bi ci instant bi léegi julli bi mën na ko bañ a xam mais mu toog julli ba noppee daal ni xaaral ma ñaanal kooku taxawaay boobu mu ñaanal ko waaw léegi xutba bi ndax dana xam ni diw ñaanal na ko wala déet allahu a'lam loolu yàlla ko xam parce que li nga xamante ne moom xam naa ko mooy xutbu bi amul ku mu réere ci biir nit ñu baax ñi amul wala yu yëpp dina leen xam nit ñu baax ñëpp dina leen xam kenn ku ci nekk identifié na la voilà kenn ku ci nekk xam na la bu baax a baax a baax voilà mais ñaan gi moom dana yegg ci moom te loolu baax na baax àggale maa ngi dégg voilà ñaan gi moom dana yegg ci moom te ak jeexital bi amma ndax dana ko xam moom ci boppam ne ñaanal nga ko parce que xutbu bi attention xutbu bi fonction bi muy jouer te loolu waxoon nañ ko yaakaar naa ci jotaay bi wees fonction la boo xam ne c'est spirituel du fonction matériel du zahirique voilà c'est batinique ésotérique rôle boobu lay jouer voilà donc faut pas que ñu jaawale monde yi quoi voilà monde bi mu nekk voilà ak baax na jërëjëf jazakallah xayran leer na masha Allah jërëjëf waaw dama doon laaj ni comme li nga wax léegi nii képp kuy wàliyu xutba bi dina la xam est-ce que loolu dañ ciy déggee kon képp ku di taalibe Cheikh na Tidiane rek moom xutba bi xam na la waaw alors waaw xam sa existence d'accord waaw jërëjëf waaw te moom rek mooy seul waliyu bi nga xamante ne xam na ñëpp xam na waliyu yëpp même ñi nga xamante ne moom ñoo tolloo kii mooy ñi nga xamante ne ay mafatihul kunuz lañ par exemple nga xamante ne wala singleton lañ yooyu moom dina leen xam sauf que attention am na koo xamante ne wala ñaar ñoo xamante ne xutbu bi mën na leen a bañ a xam bu fekkente ne moom bokkul ci ñoom ñaar ñi xutbu bi mën na leen a bañ a xam voilà am na ñaar ñoo xam ne ñoom voilà parce que ñaar ñooñu en réalité benn cercle inclusif lañ ne boo xamante ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam Cheikh Tidiane radiyallahu anhu waa ñett lañ ak ñoom ñett ñooy xamante d'accord voilà maanaam ñett lañ maanaam ñoom mooy muy juróom yi comme juróomi baaraam yi ñoom xutbu bi bu bokkul ci seen biir du leen xam xutbu bi du leen xam ñoom ñett d'accord mais kooku lan mooy rôle am comme ci àdduna bi mooy ñetteel boobu noonu mooy kooku nga xam ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak Cheikh na Tidiane rek ñoo koy xam non ñett lañ laa la wax maanaam du benn nit bon après kenn ki mën na bañ a am tout le temps kenn ki mën na nekk koo xamante ne day am benn jamono beneen jamono bu existé mais keneen ci moom mooy xalifatul mutlaq
maanaam mooy ki nga xamante ne mooy xalifatul baatin maanaam mooy ki nga xam ne dinañ ko waxtaane jotaay bi insha Allah maanaam mooy ki nga xam ne mooy taxawaayu Sayyid al-Harazim d'accord voilà kii taxawee taxawaayu Sayyid al-Harazim radiyallahu am na keneen kii taxawee taxawaayu Sayyidna Xadir alayhi salaam parce que Sayyidna Xadir am na mais jamono ju ne dana am Sayyidna Xadir alayhi salaam kooku tamit muy ñaar ñooñu parce que kii nga xam ne moom mooy ki taxawaayu Sayyid al-Harazim radiyallahu mooy xalifatul mutlaq mooy xalifatul baatin bi kooku mboolem mbir yi ci zahir ak ci baatin moom moo leen dajale nekk ki nga xamante ne dara du jaar lu dul ci moom nag kooku sax mooy introniser xutbu bi bu dul moom mooy xutbu bi d'accord kooku mooy introniser xutbu bi jërëjëf yàlla yàlla fayal ñu